because it's been long overdue. Now, having said that, someone mentioned about that he doesn't understand why, your salary, cannot be deducted. More than 50% of your salary cannot be deducted. Because at the end of the day, in as much as government wants to provide you with a house, decent house, and a car, and even a personal loan to take care of your pressing needs, also government wants to ensure that you have a decent take-home pay at home to take care of your family. For example, if you are deducted more than 80% of your salary, at the end of the day, what do you take home? That will affect you. And it will also affect the job as well. And the main purpose of this loan is to provide you with a decent house and to provide you also with a car and then provide you with personal loan to take care of your pressing needs. But that is why we look at certain, we have to screen the applications before approval is given, because we have to ensure that the deduction of the loan that you are given is not more than 50% of your salary. Also, we also consider the length of service that you have left with government. For example, if you are 3 years to retire from government, and you want to take a loan of $100,000, $300,000, for example, which is supposed to be recovered in 3 months, in 3 years, that deduction will obviously overshoot the 50% of your salary. So this is why we do have to consider, the length of service that you have to ensure that the length of the deduction period, will cover the length of service that you have left with government. So thank you very much. Well, thank you very much. Viewers, we remind you that you're watching the National Bantaba Forum coming to you from the Gambia Radio and Television Services. We are surely rolling towards the very end of this particular edition. But before that, Madam Jai, we'll come back to our invitees. If we just bam to wala luñ doon wax ci angale mo ko ci olof ndax suñ mbokki déglukat yu nga xam ne dégguñ olof dégguñ angale ñu mun a xam lan lañ fi toogee lan mooy suñ jotaay bi fii tey. Permanent Secretary bi Personal Management Office lu mu wax mooy si njiitali suñ président bi His Excellency Chef Professor Alhaji Dr. Yaya Jammeh since 1994 jël nañ ay matuwaay pour gis ne Gambia am na yokkute ci wàllu économie wàññi nañ ndóol wàññi nañ ñàkka ci dëkk bi waaye loolu nag su waree am foog ñu jël ay matuwaay pour gis ne tam am nañ ay liggéeykat ñoo xam ne xarañ nañ ci lu ñooy def mun nañ seen liggéey ba pare kontaan nañ te dinañ ko def bu baax te duñ ko def ak caaxaan dinañ ko def ci fula ak fayda loolu nag suñ ko waree am te ñun civil service bi nekku ne ñun rek ñoo soxla ay liggéeykat am na yeneen place yu soxla ay liggéeykat foog ñu jël ay matuwaay pour gis ne ñun tam am nañ loo xam ne dina nekk ci civil service bi pour ñeneen ñuy ut liggéeykat bugg a daw ñëw ci civil service bi moo tax ñu isi loan scheme bi njëriñam oo jubluwaayam mooy pour gis ne civil servants yi dinañ mun a am xaalis wala dinañ leen jox ay loan ci interest bu tuuti loo xam ne doo ko mun a compare sax ak commercial banks yi lu ñoo joxe pour ñu mun a am seen personal loans wala ñu jënd moto wala ñu sampa seen néeg parce que président bi ak nguur gi lu mu bëgg moo nekk ne Gambian bu nekk nga am dëkkuwaay bu baax nga mën a am tal wérgu yaram pour mun a liggéey si biir loolu ñu ne dinañ joxe car loan dinañ joxe personal loan dinañ joxe housing
loan ñu ne nag personal loan bi mun ngaa jël any amount waaye maximum loo xam ne yow mun loo koo romba kenn mënu koo romba mooy juróom-ñaar fukki junne 70,000 am na ku laajte woon si gannaaw ne ndax koo xam ne moom am na 3 years moo ko desee pour mu retire ndax moom dina mun a jël loan ñu ne ko waaw waaye dinañ ko seet ndax yow si biir ñetti at yooyu di nga ko mun a fay su nekkee ne si biir ñetti at yooyu di nga ko mun a fay ba pare tam lu luwaa bi wax ne yow sa salaire bi suñ la di dog warta romba 50% mel ni sa salaire bi suñ ko xaajee ñaar warut ko romba loolu tam dinañ ko seet su nekkee ne conditions yooyu yëpp matal nga ko den si biir ñetti at moo la dese pour nga retire dinañ la jox loan boobu mooy personal loan ñu ñëwaati si housing loan bi ñu ne boobu moom dinañ la jox mel ni sa salary sa net salary fukki at soo ko xaymaa fukki at nga xaaj ko ñaar mun nañ laa jox loolu si 1% interest ñu ne lifi naka la car loan boobu tam sa gross salary soo ko xaymaa ba mu nekk fukki at nga xaaj ko ñaar mun nañ laa jox lu em noonu nekku ne nag loolu nga war a am waaye loolu moo nekk maximum loo xam ne yow mënuloo ko romba parce que yow sa grade wala yow sa salary bu nga am loolu la may soo ko xaajee xëy na mu nekk 500,000 mun ngaa jël 100,000 wala 200,000 si gàttal ma emagum foofu pour suñ mbokki déglukat yi olof ba xëy na mu am leneen lu ñëw. comme mbe mi kacha kandu njan rek wala ka kumola suriya kama lafta ka fole ko Masakunda ay keso le londe mulka je ko ala dokulal fanan ke makoy because dokulani lafta ay doko ka nyama ifala ngete ka luway ka je ko solota ala basic yaje in terms of bungo moto mo necessary manke privilege anymore because ni lafta na doko la on time ngente ka tra yaji be ko at least abe dunna min na polite doko la on time abe sotori wakamba keso Masakunda yolondi anu ngai economy ke da kayenta up to 25 million min ibadila civil servants la pool in terms of loan abe janne PM wala ba administrator we libe loan min sibal mun dika wala housing loan personal loan anin car loan personal loan is a maximum amount bintanwa it's up to wuli tang warawla as a hapo se kanya no wala fi housing loan andu isajo sanji lulu hapola lankan mo 2% lati buko keme dalasi fula wala lankan ngoti niata housing loan wo la hapo ala maximum wala ila salary niya multiply by 10 ya divide by 2 amala half of your salary for 10 years well in the maximum amount the same tano bari and isajo within 10 years well in the maximum sangoti isajo no minna and lankango mo keme dalsilul fula housing no kalon dalsilul well in lankangoti and then housing wofana maximum ama isajo no the sanjum wan hapo kono natara ila remaining length of service you see. And then the maximum amount for long walem ila sanjitang ila grade ila salary ya multiply by sanjitang and then you divide by 2, then that is the maximum amount, but they say less than what annually based on whatever construction is minke and then lankang mo keme dal sikilling wala lankang wote ngama sutia kama nsakande woto. You know, I mean, this is what I will call Mandinglis. But anyway, I mean, for Namira, Juberlan, you know, Ibeya alone, but Konga for Yamen, Honorable City, for drong, affiliate attending a co-wato min BJ a bantale. But it's Silaman Dankilina, inshallah, Bemuruna Nana Cotton, and Nakacha Cotton, National Bantaba Forum, Minketaning civil service revolving loan scheme, but Befolanding.